moo ngoog ñu ñëw ci li nga xamante ne moo di xibaar yi tey nag Ibou Diouf ni mu ko waxee sànq moo fi teew daal ñuy tegtal li nga xamante ne moo gën a fës ñetti ponk rek Ibou bu ma la nuyoo ba pare waaw si ñetti ponk rek xam nga man damaa soog moom yëfi tas ko def ñeent nga ma def waaw man de dama bëggoon nga mosal ma foofu yow nga jox mu gën a neex ñu tàmbalee rek di nga jot nga jox ma quelques yi nga xamante ne nii mën nañ ko jàpp ci li ngeen doon waxtaane léegi maanaam rëbës lu fa xew taxawaay bi nga xamante ne ñiy yëngu ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama seen gis-gis par rapport ak loolu ak famille yi nga xam ne ñoo ci loru. d'accord dañuy wax tamit ci mbiru Khalifa Sall nee nañ am nañ 900 jours bañ ko tegee loxook léegi ak itam li nga xam ne mooy rapport bi nga xam ne rek dinañ ci waxtaane ci biir xibaar yi. très bien dinañ ñëwaat léegi ci moom du yàgg dara waaye sànq maa ngi naan Daouda politique carcérale bu état bi. boo ko doon xayma wala natt noo koy jàngatee. bon am na ay jéego yu nga xamante ne def nañ ko comme par exemple sur prime bi nga xamante moom mooy nekk prime en quelques secondes prime de prise en charge am na ay jamono 500 francs la woon pour que ñuy gérer tous les détenus actuellement mu ngi ci 1000 francs loolu mooy lu nga xamante ne pour améliorer seen lekk ak seen médicament. Très bien. Mais à part ça loolu sur le plan des infrastructures il y a pas grand chose qui a été fait. merci ñu remercier ko ci ñaareelu pàcc bi ñu fekk si waat suñu beneen gan bi léegi xibaaru wolof yi. mbokk yi dal leen ak jàmm juróom-ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci li ñuy waxtaane tey la xewoon ca kaso Rebeuss te ñaari ndaw ñàkk fi seen bakkan kenn ki mu ngi amoon fukki at ak juróom-ñaar keneen ki fukki at ak juróom-ñeent ba tax na rek famille ki nga xam ne mooy Cheikh Ndiaye moom ñu ngi sàkku rek li nga xamante ne mooy lépp leer ci loolu su ko defee yéen jëyi dootu fa am ci jamono jooju sax waa observatoire national des lieux de privation des libertés tamit amoon nañ fa ab doxub nemmeeku tey ngir mën a sàkku ci kilifa yi rek ñu def kem kattan ngir nit ñu tegee loxo loolu ñu def seen kem kattan ngir ñu mën ko rafetal Khalifa Sall gannaaw ban ko tegeek loxook léegi ñu ne nag am na 900 jours ba taxay farandoom amaloon nañ ci am ndaje tey gannaaw ba ñu rafetloo taxawaay bi nga xam ne askan wi am nañ ko ñu ngi sukkandiku ci seen taxawaay boobee rek di sàkku ci kilifa yi ñu def kem kattan ngir fexe ba bàyyandi ki nga xamante ne dañu jàpp ne rek deful dara dinañ wax tamit ci mbiru Cour des comptes ay at a ngi jotuñu def rek li nga xam ne mooy rapport jébbal ko askan bi tax nag ñoom nee na fas nañu yéene nag fii ak fan yu néew rek ñu jébbal ko askan bi loolu nag yemook seen 55e ndaje bi ñu doon amal tey ci loolu rek dinañ ci ñëw ci biir xibaar yi dinañ wax tamit ci mbiru marché Sandaga gannaaw bañ leen joxe dès le 30 août nee nañ nag dinañ fexe ba mayaat leen beneen semaine loolu nag liñ ci jublu ñu ne dañuy bëgg rek ñi nga xam ne ñoo jaaykat yi mën a defar seen bagage laata kilifa yi ñëw seen biir ndax nee nañ nag fas nañu yéene toxal fa marché bi jëm ko defaraat mbokk yi li mooy li gën a fës boo leen taxirloo rek ñu yaatal ko. mbokk yi asalaamaaleykum dalee nag jàmm ci xibaar yi ni ñu ko waxee kaso Rebeuss démb dafa amoon benn ñaawteef yu fa amoon ba tax rek ñaari ndaw ñàkk seen bakkan loolu nag moo tax ñi nga xam ne ñooy famille Cheikh Ndiaye di kenn ku fa boom day am fukki at ak juróom-ñaar ñoom i sàkku ci kilifa yi ñu def kem kattan ngir fexe ba lépp leer ci li nga xamante ne moo boom seen doom bi bu ko defee rek ñu mën a moytandiku li ni mel la Maguette Soirée Diallo ci njàngat bi àndoon ceek Ababacar Camara. Moussa Ndiaye mooy baayu Cheikh Ndiaye kenn ci ñaar ñi yoon tegoon loxo te ñu faatu ci chambre 11 bu maison d'arrêt bu Rebeuss moom am na lu ko metti suñu waxtaan ak moom foofu la yam ndax choc bi ci mujj wax ak ñun ndijaay la ci Cheikh Ndiaye. mu ne ma liñ ma jot a wax fii daal mooy xaw ma courant bu maas ventilo bu jógee ci kaw wàcc daanu maas leen moo beneen booy non waxuñu amuñu lenn lu leer loo xam ne ñun mën nañ ci sukkandiku. ci fajar la mbokk Cheikh Ndiaye yi
daal di ñëw ci morgue hôpital Aristide Le Dantec foofu dépouille bi mu ngi fa woon ndax autopsie lañ ci waroon a amal ñoom ñu ngi exiger rek ñu leeral circonstance bi tax seen doom génn àdduna. suñ doom duñ ko ñàkk ci noonu maanaam toog di seetaan dañ ciy dem ba jeex maanaam suñ ñu mënee jàppale ñu ngi koy wàllu nag di wax nag état bi maanaam ñoom lépp loo xamee ni lii dañ ko war a def wala ñu wax ko nañ ko def wax ko léegi buñ ko rayee ci maali faro nii rek bàyyi ko noonu mais loolu lan lay nuru est-ce que ñoom loolu kum daloon ci ñoom da ngay toog rek di seetaan. enquête bi moom mu ngi wéy comme ni ngeen ko mënee gis ci image yi ak présence bu élément bu police scientifique ak bu administration pénitentiaire bi Cheikh Ndiaye mu ngi juddu fanweeri fan ak benn ci weeru mai atub 2002 adolescent bi amoon na fukki at ak juróom-ñaar ñaari weer dong la jot a def rëbës atteem sax ajjuma ji lañ ko waroon a amal. Guet Soirée Diallo dañuy desandi foofu ca kaso Rebeuss ndax ci wàllu observatoire national des lieux de privation des libertés demoon nañ fa tey ci suba ngir nommeeku rek ni nga xamante ne noonu lañ fa teg loxo ñu fa nekk ci loolu sax la ñuy sukkandiku ki laaj kilifa yi ñu jokk li nga xam ne loolu lañ doon def kem kàttan ngir mën a saxoo li nga xam ne rek yoon loolu la laaj ngir ña fa nekk Jaariyatu Fall teewoon na ndaje boobee àndoon ceek Ababacar Camara. ab njàqare la ñu àndal ginnaaw ba ñu yëgee jéye ba amoon ca Rebeuss ba ñaari nit ñàkk ci seen bakkan ci chambre 11 mbokki ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw ñëwoon ci bile prison di nemmeeku ñi fa nekk ndax bile mbir tiital na leen lool. métti na trop franchement parler sa xol moom day toog da ngay toog sa xol di naat nga yërëm leen xool soo ñëwee ba jàkkaarloo ak ñoom boo ñëwee visite sa yaram day daw. d'après écho yi ñu am nee nañu ñoom dañoo dëggante ci biir dëggante yooyu nag ci la lii amee. sama frère moo fi nekk bu mu fi nekkee ak léegi ça fait 5 ans keroog nañ ko doon jugé bu ñu ko jugé en plus nañ ko doon day tëddaat 5 ans plus mu nekk 10 ans tu vois métti na trop fii moom du fi ne moom mooy loolu. ginnaaw bu ñu yégee li ni mel ñoom mbokk yi ni nelawatuñu ba yandoor fu ñu toll seen xel day nekk ci seen mbokk yi tëdd ci bile prison ci anam yoo xam ne neexul. effectivement dañ koy dund parce que tamit nga am sa parent boo xamante ne moo ngi nekk ci prison bi donc liberté bi xañ nañ ko yow mi nekk ci biti am nga liberté certes mais sa xel yëpp du jug ci moom. dama dégg ñu naan doon def ay bousculade par la suite si laa ñëw après démb bu may indi añ ma xool laajte ñu ne ma problème bi dafa xat en plus bousculade nañ fa doon def. or que ne ñu ne ventilo moo am problème ventilo bi. waaw daf may faral di expliquer wax dëgg yàlla nee na mi ngi ci jàmmam wante loolu rek la mën a wax. mais ñi nga xamante ne ñoo nekk ci yeneen chambre ay 10 11 ay 3 1 yooyu noonu foofu y a trop de monde. ñoom nag ñuy ñaan état mu gëstuwaat xoolaat conditions yi nga xam ne prisonniers yi noonu la ñuy nekkee. ministre de la justice na ñëw le ministre Abdou Karim Fofana na ñëw ñu defar prison yi. am na yeneen logement yu am nañ leen fa dugal. ndax au moins mu am aération. seen chambre yi xat na tàng na te macha allah fi ne nii même sa néeg ñii nii rek dafa tàng rek rawatina nag benn chambre plus de 50 personnes bu fa nekk. ñu tabax ko ci atum 1929 bi la prison waroon dara lu toll ci juróom benn téeméeri détenu waaye tey ñu gis ni lim ba fa ne ëpp na ñaari junni ak juróomi téeméer. wax ci mbirum koom ak Cour des comptes gannaaw bu ñu toogee ñetti at fësaluñu benn rapport ñoom nag fas nañu yéene fan yi di ñëw jébal askan wi li nga xam ne rek moo bàyyeekoo ci liggéey loolu ñu ko xam ne rek gannaaw juróom fukk ak juróom-benneelu yoon bi nga xam ne rek ñu ngi amal seen réunion di kuréel bi nga xam ne mooy ëmb fii ci Afrique organisation yi nga xam ne ñooy sàkku di yëngu tamit ci lépp lu aju ci wàllu saytu alalu askan wi ñu koy duppee Afrosaay loolu nag ci kàddu seen njiit Mamadou Faye nee nañ dinañ def kem kàttan rek ngir lépp lu ci bàyyeeku ñu mën ko jébbal askan wi Cheikh Diop ak Lamine Mandia tase nañu ak moom. njiit bu njëkk bu Cour des comptes moom moo daal di xamle bile xibaar rapport yu 2016 2017 2018 nañ ko daal di fësal loolee nag du yàgg dara ñu ngi ko jàpp ci weer bu septembre. fii bay boobu damay dem xool dernier rapport bi. pour def bon nature incha allah mois de septembre bi ñëw dinañ ko présenter Sénégal pour wax lan lañu gis lan lañu war a yokk ak lan la war a bàyyi. ana lan moo tax organe de contrôle yi fësaluñu benn yoon rapport ci atum 2015 ba suñu jonn yàllaay tey Mamadou Faye li la ci toftal. bu waxee rek te yàlla tax ñuy wax si ñun la mais li am solo mooy comme ni ma ko woon sama assemblée benn retard dootul am kooku mën naa jël engagement devant vous
jël na engagement dina génn kooku jël na engagement bi te incha allah dina moom mi di xamle ci lépp lu soxal wàllu indépendance yu magistrat yu cour des comptes fii ci réew bu Sénégal mu doon ab indépendance boo xamante ni rek da koy rafetlu. ñun am nañ ko yenn dëkk yi fi ne rencontre organisation contrôle Afrique yëpp la dëkk yëpp bokkuñu doxalin waaw bokkuñ doxalin am na ñu xam ne fii may wax ak yow nekkuñu cour des comptes chambre des comptes lañu logé wu cour suprême am na ñu xam ne fii may wax ak yow ay. ñoom lañ consacré institution supérieure de contrôle alors que ay organe de contrôle administratif la heureusement Union africaine nga xam ne moo ëmb Afrique yëpp mu ngi préparé benn résolution pour tàggat réew yëpp pour ñu am indépendance. jëwriñ ji dénk wàllu koom fii ci réew bu Sénégal moom moo daal di présider 55e réunion des institutions supérieures de contrôle africaines kile taxaw temb ngir daal di jàppale Cour des comptes ngir rek mu daal di amal lu ni mel. Cheikh Diop ñu del si wax ci mbiru Khalifa Sall bañ ko tegeek loxo léegi nag nee nañ daanaka lee mu mot junniy fan ñoo koy duppee 900 jours loolu nag taxoon nay farandoom am ab bés tey fas yéene waxtaan ak askan wi booloo seen biir tamit di sàkku ci kilifa yi gannaaw ba ñu rafetloo taxawaay bi nga xam ne rek askan wi am nañ ko ci farandoo li nga xam ne rek mooy Khalifa Sall fexe tamit ba kilifa yi mën a teggi loxo ki nga xam ne mooy seen njiit Fatima Touré tey woon na ndaje tey bi àndoon ceek Amadou Ba. Sentiment de reconnaissance la Khalifa Ababacar Sall am gannaaw rek bañ ko tëjee ci kaso bi lu toll ci 900 jours moom nag mu daal di bind ab bataaxal jagleel ko képp ku nga xam ne rek ànd na ak moom gannaaw ba mu nekkee ci kaso bi. Khalifa Sall ngi nuyu bépp sympathisant am ay mbokkam ay am di jàmmam ñi nga xamante ni ñu ngi koy xeexal lu toll ni ñaari at ak lu topp ñi nga xamante ni bés bu nekk ñu ngi koy fekk si foofu ca Rëbës. àllarba bu nekk lundi bu nekk je sais pas comment on dit lundi bu nekk ñu ngi koy fekk si foofu ci Rëbës donc mu ngi leen di sant di leen gërëm waaye mu ngi sant di gërëm ñi nga xamante ni bés bu nekk ñu ngi koy ñaanal ñi nga xamante ni xamuñu leen sax kilifa aada yi kilifa diine yi société civile bi mi ngi sant ñëpp di leen gërëm te mu leen wan ni incha allah dara du soppi sa volonté aujourd'hui de Barthélémy Diaz moom nag di lieutenant Khalifa Ababacar Sall jàpp ni sax 900 jours de détention arbitraire loolee nag nekkul rek lu dul honte ci démocratie sénégalaise. 900 jours jaay doole 900 jours yabel 900 jours ñàkk gëm yàlla 900 jours saaga intelligence su sénégalais yi 900 jours bundu xatal 900 jours xeex démocratie wu Sénégal. lu jëm nag ci déclaration président de la république Macky Sall ni moom rek moom saay bu koy soobee rek lay mën a def li nga xam ni moo di grâce jëmale ko ci Khalifa Sall Barthélémy Diaz nag lii la ko tontu. Sénégal amoon na président de la république wante tey Sénégal amatul président de la république man nag woyu wala waga du ma ko tontu wante nag ay mbokkam laa bëgg a waxal su ma baat ci kaw mbokk mi. soppee mi ak xarita mi su ma baat nag ci kaw nee naa bés bu ñu yàlla mayee ndam moom mii dina rëccu lu tax mu nekkoon président au Sénégal. xarit jegeñaare collaborateur ñëpp daal di ñëwoon rek ngir daal di won Khalifa Sall seen solidarité gannaaw rek ba mu defee 900 jours ci kaso bi ñoom nag nee nañ combat bi dina wëy ba kii di seen mentor génn ci kaso bi. Fatimata Touré ñu del si wax ci feeru Falémé coow li judduwaat loolu gannaaw bi nga xam ne rek kii di Ousmane Sonko amaloon nam ndaje ak taskatu xibaar yi ñu ne nag doorewul ak loolu ndaxte boo seetloo rek ñi nga xam ne doon nañ laaj réew mi ci élection présidentielle yi ñu génnee ku ci nekk amoon na loo ci yëkkati ba tax rek njiit réew mi amoon na tamit taxawaay boo xam ne amoon na ko ci digganteem ak kër liggéeykaay boobu bàyyi ko turc di Tosali ngir am ci ay leeral dañuy teewlu liggéeyu Alassane Ba. du génn gi mu def moo tax coow li jóg moom Ousmane Sonko jógoon na fi ba ngeen di fàttaliku lu jëm ci wàllum feer ca Falémé génn gi nag dafa ñëw yokk rek ci li nga xam ne jotoon na fi am mooy jébaane nguuru Sénégal jëm nag ci richesse googu nga xam ne jàpp nañ ne narta profité askanu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci njiitalu Pastef nee na xaatim ji nga xam ne dox na diggante nguuru Sénégal ak entreprise bi di Tosali Holding mu ngi jëm
ci ñaar fukki at ak juróom ci diir googu yëpp société bi daanaka dana investir lu toll ci 510 milliards francs CFA wante itam dana gagné lu toll ci 10 185 milliards francs CFA bu weesoo loolu entreprise bi mu mel ni kon dañ ko baal lu jëm ci wàllum impôt lu toll ci fukki at loolu nag moom Ousmane Sonko dafa jàpp ne ab scandale la wante du moom képp bu ngeen fàttalikoo ñeenti weer ginnaaw ñuy amal élection présidentielle ci ñaar fukki fan ak ñeent weeru février 2019 ay candidat à la candidature lañu jotoon nañu manifester wane nag seen opposition teg pression nguuru Sénégal mi ñu jàpp ne moom jiitu réew mi Macky Sall dafa programmé signé ab contrat ci ñooñu nga xam ne ñooy entreprise turque bi lu jëm nag ci jugement boobu nekk ca Falémé Tosyali moomule sax ñu jàpp ni ñoom kujje politique bi dafa amoon sax ay pratiques yi nga xam ne jéggi na dayoo amaloon na ko ca Algérie moom Macky Sall nag ci jamono jooju mu daal di dàqandi signature contrat bi nga xam ne waroon na ko amal nguuru Sénégal ne dafa jot ay offre yi nga xam ne yu am solo la jëm nag bàyyi ko ci Tosyali ginnaaw bi nga xam ne moom ñëwoon na fi di njiit réew bu Turquie di Erdogan projet bi nag nguuru Sénégal dugal ko ci ñaar fukk ak juróom-ñaari projet yu ëpp solo ci plan Sénégal émergent ab processus bi nga xam ne da ciy topp wante itam dafay mujje ci signature li ñuy duppee mémorandum d'entente seen digg ak Tosyali ay intervention entreprise yi nag dana tax ba ñu jël en charge intérêt askan wi wante itam bu weesoo loolu ministère des mines ak géologie di xam ne contrat définitif yi dana ci topp ginnaaw bi nga xam ne ñoom dinañ joxe seen xalaat muy ministère yi mu concerné ñoom nga xam ne ñooy comité de pilotage bi ñu taxawal ak suivi mise en œuvre bi ana lan moo ci am dëgg-dëgg ndax parti bu ne mi ngi wax wante itam li muy wax mu jàpp ni mooy dëgg lu ci mun ci am askanu Sénégal moom ñu ngi seetaan war a arbitrer bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko nee na dara joué guñ ko ba léegi. Assane Ba del ci wax ci accident yi ñu nemeeku jamono ji ci biir réew mi ak la xewoon fa diwaanu bët Saalum réew mi foofee ca Badioutou ca diwaanu Ziguinchor ñu ne nag ba jamono ji ñuy wax ak ñeen am na juróom ñoo xam ne dañ ci amoon gaañu yu métti jëluñ leen en charge ba léegi ba tax rek ki nga xam ne moo jiite hôpital régional du Ziguinchor di sàkku ci kilifa yi rek ñu def kem kattan ngir mën a taxawu ñooñu nga xam ne jamono ji ñu ngi dund ak méttit ñu teewlu Martial Koli Bopp ci micro Boubacar Dias. à part ñi nga xam ne ñoo ci faatu ñeneen ñi ñëpp dañ leen indi fii ci hôpital régional Ziguinchor mën nañ leen xayma ci ñeent fukki nit ak juróom-ñeent ci ñeent fukki nit yooyu ak juróom-ñeent jël nañ juróom-ñeenti nit ñu yóbbu leen ci hôpital yi nga xam ne ñoo nekk Dakar mooy hôpital principal ak hôpital général de Grand Yoff ci juróom-ñeent yooyu itam jar na ñu wax ko que benn nit rek moo fi gaañu ci biir hôpital bi jël nañ nag am na ñoo xam ne opéré nañ leen toll nañ ci juróom-ñetti nit ci juróom-ñetti nit yooyu des na itam yeneen juróomi nit ñoo xam ne dañ leen war a opéré te pour ñu opéré leen gis nañ taxawaayu population bi jar na rappeler itam ci wàllum gestion urgence bu ñu wax urgence c'est que malade bi dafa nekk ci diggante dund ak dee loolu nag wareefu hôpital mooy def kemt lay kattanam jël jumtukaay yoo nga xam ne moom la soxla pour ñu mën a sauver nit kooku. ñu wax rek ci li nga xamante ne noonu la ñu war a def ba fexe ba lii di accident yi jóge fii ci réew mi bokk na ci loole nag xalaat bu ñu bëri yëkkati mooy fexe ba jële fii oto li ñuy woowee 7 places ñooñee nag di chauffeur yi ak transporteur yi ko moom ñoom nag gisewuñu noonu ndax nee nañ dañu fexe daal génn fi bépp oto rek bu ñu jàpp ne rek dafa xaw a màgget loolu du loo xam ne rek dafa war a yem ci 7 places yi ca diwaanu Thiès Cheikh Anta Diop moo ñu fa teewal andi ceeg say laatir fexe nag ba yeesal lu jëm ci wàllu transport di ay xalaat yoo xamante ni ministère bi nga xam ne moom moo yor wàllu transport nag fësal ko ñu xalaatoon ne taxi 7 places yi nga xamante ni jamono yi ñu ngi daw ci réew mi dañ leen fee war a jëlee indiwaat yeneen xeeti oto loolee nag ñenn ci chauffeurs yi ak transporteurs yi nga xamante ne fekk nañ leen ci gare routière bu Thiès ñu ci bëri gis seen neneen. xam nga loolu ñun mënuñ see d'accord bañ ñu changement bi mais nañu indi oto bi nga xam ne bu ñëwee ñu xam ne oto bi la ñu bëgg a changé 7 places yi màggat yooyu noonu ñu ko waxee ñoom yi màggat yi daw longue distance yooyu bëreetu fi ne oto yi daw longue distance yëpp 7 places yu baax la yëpp 7 places yu baax la waaye gis nga niveau oto yi ma gis léegi fii oto yu màggat yi ñuy wax ko gën fuuf xam nga jamono El Hadj Atou defoon nañ ko fi ca boobu Abdou Diouf dañoo ànd ak moom dem Europe di ko seetloo oto yu bu mën a remplacer 7 places
te boobu ba léegi nii remplacé ñu ko. ñenn ci ay chauffeur nag rafetlu ko lool rawatina Abdou Diakhaté mi nga xamante ne moom moo jiite woon regroupement des chauffeurs bu Thiès gis ne lu jaadu la. su ministre bi waxee ni dañuy renouveler parc automobile bu 7 places yi ñun en tant que chauffeur en tant que transporteur dañu koy rafetlu dañ ciy bëgg tàllal leen loxo également. nguur gi dugal ci loxoom comme ni ñu ko defee ci transport urbain bi. àdduna bu dee dox da ngay dox ànd ak moom quoi vraiment bu ñu ko mënee moo ñu gënal quoi. dañ ko def ci dimbal changé ñëpp oto yi changé ay 7 places yu bees. ñenn ci way jëfandikoo yi ci tali bi nag gis na nguur gi nag war nañ cee jëli pexe ndaxte accident yi bari na te ñu ci bëri joxoñ baaramam tuuma yenn ci ay 7 places yu màgget yoo xamante ni jamono yi ñooy daw ci diggante Thiès ak Tivaouane. Cheikh Anta Diop bu ñu jógee Thiès dañ ci dellusi fii ci Ndakaaru dem ba ca marché Sandaga foofu nag kilifa yi dañ jàppoon ne rek fanweeri fan ci weeru wot bii lañ ko nar a tëj. ñoom nag mayaat nañ leen délai bu benn semaine loolu rek nee na duñ ci jublu mooy fexe ba may commerçant yooyu ñu mën a dajale seen bagage laata rek kilifa yi di ñëwaat di leen fa fekk loolu nag dinañ ci ñëwaat ci suñu xibaar yi ngir toppal leen xibaar bi leneen lu ñuy waxtaane mooy boo ko seetloo jëloon nañ fi ay dogal ci li nga xamante ne rek mooy paquetu cigarette yi def fi benn photo waay ñu ne nag loolu dafa mel ni daal liñ ci jublu woon amuñ ci daal ab résultat ba fax ne fan yi di ñëw dinañ jël benn tuutànk teg ko ci loolu nag du ay poñ yu bees wala ay mesures yoo xam ne dañu fexe rek ba dina yee askan bi ci li nga xam ne lii di cigarette mën la leen ko indil ci loraange Mamadou Fall ci liggéey bi àndoon ceeg Thierno Loramendi. saxaar di génn ci gémmiñ beeg bakken bi cigarette mu téye ko bu baax ci ay waramam tuxkat yi xam nañ bu baax li leen di xaar. soo ciy dugg day yomb nga bëgg ci génn mu tëla te lu mu la mën a yàqal sa àdduna dafa bari côté santé day yàq sa côté santé day yàq sa xaalis day yàq sa image. 2008 laa commencé tox ba léegi nag maa ngi tox mais man xam naa ni tox baaxul. cigarette day rey loola tax nag kii di Listap jóg ak état du Sénégal ngir xeex loolee tax ñu def ci paquetu cigarette yi ay image bu mujj moo di ab bébé boo xamante ni dafa am problème mu nokki. image yi juróom la donc jël nañ déjà mooy paa bi donc actuellement ñu ngi ci bébé bi donc dina tourner fii ak 24 mois donc mu desaat ñeneen ñetti image yoo xamante ni ay image yu doy waar la yooyu sax ñoom ñoo gën a métti yi bon muy ay image yoo xam ne ay cancer la yu ñuy wane donc li cigarette wala mun def ak ay image yoo xamante ni ay maladies cardiovasculaires donc vraiment yooyu sax mën naa wax ni moom moo gën a graaw ñu jot a wane ni boobule forme xeex nag tuxkat yi ku nekk di ci dem ak xalaatam. je pense que ni loolu c'est une côté de marketing quoi marketing la boo xamante ne ñun ñi mënu leen ragal loo parce que loo mënut a baax yi su doon jar tey jii je pense que ni su ma doon soldé biir Sénégal ci réew mi lañ dëkk tey su ma doon soldé ñi nga xamante ni cigarette bu doon jar 500 sax dañ koy jënd parce que dafa dem ba nekk drogue seen yaram. ça me décourage. image yi ma gis ci paquet yi daf may découragé loo ndax ba ma ko gisee ba léegi dama tiit di xalaat bàyyi tux maa ngi ñaan mboolem ndaw mu bàyyi tux cigarette ndax baaxul. bu weesoo nag yenn résistance yi ñu nemmeeku ci yenn tuxkat yi Listap moom nar naa di wéyal rek lii di plan d'action am li mu namm moo di am Sénégal boo xamante ni du am benn tuxkatu cigarette. Mamadou Fall lañ koy jeexaleeg tàggatu yaram ak Ligue des champions 2019-2020 nag amal nañ tirage au sort bi tey ci groupe F bi nag ñu ne dinañ fa fekk FC Barcelone Borussia Dortmund Inter de Milan ak Slavia Prague wante nag bi gën a soxal doomu réew mi di ay internationaux sénégalais nag ci groupe E bi lay doon ndax foofee dinañ fa am Sadio Mané Koulibaly ci groupe E bi mais boo jëlee beneen groupe bi nag FC Bruges ak ñi nga xam ne mooy Crépin Diatta Idrissa Gana Gueye Mbaye Diagne ñoom ne nañ fekkante ci groupe A bi ci xibaaru tàggat yaram dinañ ne rek défenseur hollandais bi de muy football Liverpool daal mooy jël meilleur joueur UEFA di Van Dijk nag loolu nu ngi ko doon amal tey ca diwaanu France mbokk yi fii la ñuy jeexale xibaar yi. du ñu def rek lu dul delloo ki nga xam ne mooy Ndeye Aram Touré lenge yi moom ak i invité am ñu doxal ci da ngeen jëf. jërëjëf Ibou Diouf ci li nga xamante ne rek indil nañu ko tey ci xibaar yi on va certainement enchaîner en français comme nous l'avions dit en début d'émission pour parler d'actualité avant de passer le journal très certainement à Cheikh Tidiane Diawo pour la version en française mais d'abord Daouda vous avez suivi avec nous le journal en wolof. Un commentaire sur l'affaire Khalifa Sall. Qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui quand on nous parle de 900 jours de détention?
Bon, je pense que l'affaire Khalifa Sall, bon, il fallait s'attendre à cela parce que Khalifa Sall ne peut pas sortir de prison tant qu'il n'est pas gracié par le président de la République. Et on a vu la polémique qui a existé dernièrement avec l'interview du président de la République à RFI. Il n'y a que le président de la République qui peut présentement sortir Khalifa Sall de prison. Ne faudrait-il pas aujourd'hui revoir l'article 47 comme l'a suggéré Moustapha Diakhaté de la Constitution concernant cette latitude qu'on laisse au chef de l'État de pouvoir utiliser son pouvoir discrétionnaire pour aujourd'hui gracier un tel ou un tel autre? Oui, mais je pense que si on doit changer l'article 47, il faut tout simplement changer le régime du Sénégal parce qu'on a un régime présidentialiste et c'est ce régime-là qui donne quand même un certain nombre de prérogatives régaliennes au président de la République. Tant qu'on donne au président un certain nombre de pouvoirs, quand même, on ne peut pas changer l'article 47. Il faut changer d'abord le régime du Sénégal, qui est un régime présidentiel, pour pouvoir au moins lui ôter un certain nombre de prérogatives régaliennes, dont la grâce présidentielle. Que vous inspire le dossier Khalifa Sall, Guy? 2 ou 3 choses. La première, c'est que je voudrais rendre hommage au président Khalifa Sall qui résiste d'une belle résistance depuis 900 jours, qui résiste d'une belle résistance face à cette injustice inacceptable, scandaleuse du 2 poids 2 mesures d'une application de la justice à géométrie variable. Le deuxième élément que cela m'inspire, c'est que Khalifa Sall nous montre qu'en fait, sous Macky Sall, il est possible de porter plainte pour publicité mensongère. Un peuple, un but, une foi. En réalité, l'affaire Khalifa Sall nous montre que nous ne sommes pas un peuple. Nous n'avons pas un but, nous n'avons pas une foi. Il y a 2 peuples, il y a 2 buts, il y a 2 fois. Il y a un procureur qui peut condamner comme il veut, quand il veut accélérer les choses, quand il s'agit de Khalifa Sall, quand il s'agit de Karim Wade, quand il s'agit d'Adama Gaye, quand il s'agit de Guy Marius Sagna, quand il s'agit d'opposants. Et il y a ce même procureur-là qui reste aveugle, sourd devant des voleurs de la République, devant des toyomans de la République. Donc chapeau au maire Khalifa Sall et je réaffirme. Vous l'avez côtoyé en prison? Oui, je l'ai côtoyé. Je l'ai côtoyé et de la même manière que je salue... Dans quel état d'esprit est-il? Mais souriant de son plus beau sourire, résistant de sa plus belle résistance. Khalifa Sall, c'est un roc, tout comme Adama Gaye. Et je pense qu'il faudrait que les démocrates continuent à se mobiliser, à se battre. Parce que Aram, nous sommes tous en sursis et en danger tant que des Khalifa Sall, tant que des Adama Gaye sont en prison pour les faits que nous connaissons tous. S'il avait accepté d'être un souteneur du président Macky Sall lors de l'élection présidentielle de 2019, il ne serait pas là. Sur les cas Cheikh Ndiaye et Babacar Mané, vous disiez tout à l'heure que leur famille devrait faire l'effort d'être dans la rue pour aujourd'hui se signaler et faire respecter le droit. Sur le cas Khalifa Sall, on a vu qu'il y a eu beaucoup de manifestations, de rassemblements et tant d'autres. Apparemment, cela n'a pas eu le fruit escompté. Est-ce qu'aujourd'hui, conseiller à la famille de Babacar Mané et Cheikh Ndiaye, ce procédé-là, cela va le réussir? Oui, mais Aram, dans le tableau que vous peignez, il faut y ajouter autre chose. J'ai été exfiltré, extirpé grâce à une mobilisation populaire de Rebeuss. Cela veut dire quoi? Nous sommes tous quelque part coupables, nous sommes tous quelque part lâches, nous sommes tous quelque part responsables de ce qui se passe. Si nous nous étions mobilisés autant, Karim Wade ne serait pas aujourd'hui en prison à ciel ouvert à Doha. Si nous nous étions mobilisés autant, Khalifa Sall ne serait pas là. C'est parce que justement, il y a eu les cas de Karim Wade, qu'il y a eu la radiation de Sonko, qu'il y a eu la mise en prison de manière injuste de Khalifa Sall. Donc, c'est pour ça que je dis, nous sommes tous en danger. Maintenant, oui, mon cas fait partie des cas qui montrent que la mobilisation peut faire reculer le monstre. La mobilisation peut faire reculer le président Macky Sall. Et c'est ça la principale leçon, le principal enseignement à tirer du fait que je suis ici aujourd'hui en face. Parce que n'eût été cette mobilisation-là, je ne serais pas ici, je serais actuellement à Rebeuss. Et donc, c'est au peuple de faire l'histoire. S'ils se mobilisent, ils peuvent gagner. On ne peut gagner que des combats qu'on mène. Merci beaucoup à Guy Marius Sagna. Une page publicitaire et juste après le journal en français.